asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission bala ñoo commencé émission bi njëkk dañuy daal di jéggalu ba pare si ñàkk assiduité bi ak aussi li nga xamante ni moom moo ñu daloon noonu donc dañu nekkoon ci ay xat-xat moo tax ngeen gëjoon ñu gis sama gars yi tam nekkoon ci ay xat-xat loolu sax ñoom ñëpp a busy woon donc moo taxoon mënuñu woon indi ak tuuti tawat aussi yooyu yëpp mu ngi ci woon donc ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax parce que mujj bi mënatuñu woon sax di leen notifier ci kii bi communauté bi ak affaire yooyu yëpp ndax ni mu demee la woon daal mais alhamdulilah donc tey jii nag dañuy daal di doore nag ci li nga xamante ni moom mooy togg idée dañ leen di jox rek pour ci korité gi incha allah yal nañu ci yàlla yeggale ak jàmm ak salaam donc tey jii nag mu nekk recette boo xamante ne bu ngeen xoolee damay xaw a changer un peu parce que niñ koy defee la moo tax liñ nar a defar dafa xaw a takku tuuti donc mënuma nekk di lim lu nekk lu may defar rek damay indi ingrédients am après ñu daal di dugg ci ingrédients yooyu comme ça sama gars yi nga xam ne dañuy bëgg des fois di avancer vidéo yeeg yooyu loolu dina leen arranger bu baax a baax donc sans plus tarder duñ def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà donc li ngeen gis fi mu nekk nii suñ togg bi tey day nekk fusion donc gis ngeen bu ñu defee fusion généralement loolu mooy pour ku nekk mun ci gis boppam donc li ngeen gis fii ma amee moo nekk variété de ginaar ku nekk yow yaay xool loo bëgg a utiliser man damay def ginaar ak ndawal aussi dinaa ko utiliser dinaa leen ko wan après incha allah donc tey jii ma choisir partie bu la neex ngay choisir ci ginaar yi man j'ai choisi wings yi mooy laaf yi moom laa choisir nga xamante ni dafay nekk bite size di nga ko mën a lekk individuellement wala bu ngeen groupe mooy gën a neex a lijjanti bu fekkee ni par exemple dagg yu mag nga am wala ginaaru lumm nga am nga jël ko dagg nu la neex yow yaa xam en 8 wala lu ëpp 8 donc ma am fii ci digg bi mu nekk chicken breast mooy dënn ginaar gi dama ko jël dama koy def ay kii chicken tenders donc moom mooy nekk ginaar yi ñu saaf yi li ma leen wax fusion la donc ku nekk tey jii di nga gis sa bopp ci mbir mi bii nii mooy pilon yi gis nga dromette yi donc moom li may def mooy dama koy def wings xam ngeen sama gaay ni ñu bëggee wings moom mooy bi am sauce bu xonk bi noonu donc moom lañ koy def beneen côté bi nga xamante ni ci kii bi la ci laaf bi la voilà moom côté bi dama koy def chicken pan moom mooy bi nga xam ne dafay amaale fromage parmesan ki nga xam ne amul fromage ak garlic ki nga xam ne amul fromage parmesan par exemple mun na utiliser kese laaj mu lakk kook yooyu genre yooyu noonu loolu beneen option la donc lii nii ñu ñëw moom tax ngeen gis suñu kii bi farine bi fii donc defaroon nañ ko yii nii yëpp recette yi ñu defaroon la ci kër gi ku bëgg ay détails vraiment da ngay dem delluwaat chez Bilo di ko visiter di xool ay wings di xool chicken tenders nu ñuy defaree yooyu wala fried chicken nu ñu koy defaree ak aussi parmesan bi donc tey jii li may def mooy damay assembler ngeen may gis may def affaire yeeg yooyu xëy na de temps en temps ma wax ingrédients yi nga xam ne maa ngi koy def mais sinon kii yi may utiliser yëpp dinañu annoter ingrédients yi bu ko defee ngeen mun ko gis ngeen mun a reprendre affaire yi facilement donc loolu la ñuy daal di ñëw def avant ñuy jublu aussi ci ndawal li donc tey jii damay daal di defar baada bu gaaw muy kii bi fi nga xam ne moom laay defee panure bi pour bi nga xam ne moom la ñuy saaf yeneen yii nii dama leen di dugal ci four bi rapidement parce que defaguma ci dara voilà li ma fàtte wax noonu sànq moo nekk marinade classique lañ def yépp bii li tax mu xaw a xonk tuuti dama ci def harissa moom mooy genre sauce kaani la donc moom laa ci def noonu pour mu xaw a épicé tuuti donc loolu la ñuy ñëw def dañ koy def ci plaquette bi dugal ko ci four bi après ñu daal di ñëwaat ak yéen incha allah. voilà ki nga xam ni par exemple moom amul four mun na ko en principe dañ ko war a saaf ci boppam mais dafa am
comme maa ngi defar fried chicken bi dama koy saaf donc moo tax ma ne pour jéem a wàññi tuuti ci calories yi ñi nga xam ne moom lañ nar a consommer nañu jël yii nii ñu def ko ci four bi xaw a nax suñu bopp tuuti noonu mais lii moom du loo xamante ni da nga koy lekk chaque jour comme ni ma leen di wax comme jour fête la donc loolu noonu yëpp dinañ ko mën a kii daal dinañ mën a bàyyi yenn yi mu jàll voilà donc mu ngi nii yii ñooy dem ci four bi bu ma ko dugalee ci four bi nag léegi maa ngi préchauffé sama four donc da nga koy def ci température bi gën a tàng su fekkee da nga ko def broil par exemple loolu amul ay dem fii kii déedéet da ngay taxaw surveiller ko bu dul loolu rek dina xam di nga yàq lépp donc man maa ngi préchauffé à 475 degrés defuma ko broil mais jege na ko 475 je pense que moom mooy environ 200 degrés Celsius donc moom laa ko def donc léegi dañ koy bàyyi foofu quelque chose comme ay 10 minutes ñu ëlbati ko beneen côté bi tamit mën a doore tuuti bu ko defee ñu daal di commencer defar sauce yeeg yooyu donc léegi nag la wax ji di jeex damay ñëw defar sauce ñu xool ku nekk li ma utiliser mun nga substituer leneen lu la neex voilà farine rek laay jël gis nga fii laa defoon ginaar bi donc jarul sax ma koy raxas donc farine de blé ku mu neex nga utiliser chapelure wala affaire yooyu mais man dama bëgg loo xamante ni rek lu gaaw te yomb lay nekk loo xam ni ku nekk am na ko ma jël aussi maïzena donc maïzena bi c'est optionnel mais day tax mu croustillant xeet googu noonu bismillah voilà ñu am suñu mélange d'épices donc moom la ñuy jël rek def ci biir bismillah daal di jël tuuti persil optionnel tuuti ail ak tuuti oignon en poudre boo amee bu tooy bi mun nga ko def aussi léegi nag instant bi su la neexee nga dolli kaani pour mu xaw a saf tuuti rek lañ ciy def toog un peu de sel voilà donc mu ngi nii léegi nag lii la ñuy jël def ko baare dañu koy def consistance su comme kuy defar pancake voilà dañuy def fried chicken bi nga xam ne style asiatique la moom la ñuy defar moom laa leen di wax man moo ma dàqal parce que du bëri panure bi nga xam ne moo ci nekk du bëri du naqaaral noonu tellement voilà gis ngeen consistance bi su dangee ci sa loxo aussi nga dolliwaat ci tuuti liquide parce que dañ koy bàyyi nii en attendant ñuy dem defar yeneen affaire génnee ndawal lekk yooyu juste nga xam ne day am temps reposer un peu après ñu door a ñëwaat ak yéen incha allah. voilà li ngeen gis fii mooy ndawal li ku nekk nag partie bu la neex man côtelette yi laa jël nii rek daal di koy utiliser pour tey bu la neexee boo amee ay yu ñu dagg ba pare wala cuisse yeeg yooyu mun nga côté bu la neex donc ma defoon tuuti marinade classique parce que après dama koy lakk juste comme genre dibi après dama siy wisaat encore suñu épices yi si kawam bu paree gis ngeen ma fii def naa ko fi à plusieurs reprises donc si e-wave bi laa koy def au lieu de may dem taali barbecue bi parce que tey daf xaw a ngelaw donc ñu def noonu après daal di ñëw incha allah yeggale yeneen yi. voilà donc fi mu nekk nii bu ngeen di xool fried chicken bi mooy kii bi
ginaar bi nga xam ne moom la ñuy saaf mooy dënn bi boobu laay mujjee def parce que moom bu fekkoon ne pooj yi laa yore woon ak yooyu loolu dama koy commencer saaf léegi quoi mais dënn bi moom dafa gaaw a ñor ba nga xamante ni donc damay bëgg moom laay mujj def daal nga xam ne bu ñu paree rek dañuy daal di commencer ñëw assembler incha allah léegi li may defar nii nag côté bi mooy li nga xamante ni moom la ñuy wax side dish donc moom la ñuy boole ak liñ defar nii yëpp fi fusion bi nekk mooy sénégalais yi tam ñu ne la ana ceeb bi donc si korité gi damay daal di defar ceeb boo xamante ni ceeb ak vermicelle tamit dama koy defar donc ñaar yooyu dinañ ko def pour ñi nga xam ni tenté na leen ñi nga xam ni soxlawuñu ko moom mun nañu omettre ñaar yooyu wala remplacer ko par ay couscous pour bu fekkee ku bëgg couscous wala bulgur wala yooyu yaay xool du la neex donc damay daal di ñëw defar li nga xamante ni mooy nokkos bi mais tey nokkos bi dañ koy def ba mu puré carrément nekk ndox parce que soxlawuma soble bi di feeñ ci ceeb bi ndax ni ma ko nar a def la daal après niñ ko nar a agencé ak affaire yooyu donc moo tax bugguma soble beeg yooyu di feeñ ci ceeb bi dañ koy puré fi mu nekk nii tey moom puré laay wax léegi bu la neexee nga def li nga xamante ni moom mooy kaani damay jël fii tuuti je pense que am naa fi tuuti la moo mën a utiliser voilà donc yooyu yaay xool quantité ban nga bëgg ci kaani man tuuti rek comme ça du saf du def dara léegi comme damay am confit kaani toujours ku bëgg mu gën a saf nga utiliser confit kaani léegi nag ñu daal di koy purée maa ngi jéggalu ci noise bi voilà léegi nag ku mu neexoon mun nga ko jël segg ko affaire loolu yëpp du ma si fekk moom laa njulugee donc dañuy daal di ñëw dem si gaz bi ñu commencé defar day nekk comme nga ne booy togg ñànkatang mais ñànkatang bu am goût loolu sax ñànkatang bu saf-sàpp lañ koy def donc noonu la ñuy def ku bëggul def lii yëpp mën ngaa defar sa ñànkatang bu neex a neex parce que après dañuy jël sauce aussi sauce li nga xam ni mooy sauce moutarde comme niñ ko xamee sauce Sénégal boobu comme booy defar ay vermicelle ak yooyu sauce yi ngay def moom la ñuy utiliser bu ko defee nga xamante ni ku mu neex ñi nga xam ne dañoo bëgg a utiliser sauce ñi nga xam ni sauce bu ñorul lañ bëgg ñu def sauce bu ñor ku nekk daal tànn sa bu la neex moo fay nekk daal incha allah. voilà fii dañu am curcuma ak suñu mélange d'épices bismillah moom laa defoon fii parce que moom laa doon kiiyee bombé suñu kii bi comment dirais-je suñu vermicelle bi. donc ngeen xam ne bu jaune laa koy def kon mu ngi nii voilà ceeb bi jarul may xaar ay bax ak yooyu tey bu gaaw bi lañ koy def rak tak bismillah dama ko sebet ba fa pare gis nga bu dee ceeb bu am xeer laak yooyu bu leen fàtte yàq ko bii amul benn kii moo tax lenn ci loolu léegi nag ceeb bu la neex nga utiliser bu la neexee boo amee basmati mais tey man riz kii bi rek laa jël long bi nii rek moom laa jël mooy parfumé bi rek laa utiliser nii donc gis ngeen tayuma ko defuma ko dara loolu yëpp pour raccourci laay wër donc ma daal di ñëw nag def ci li nga xam ni mooy suñu ingrédients yi muy huile de coco ak tuuti suñu diw ñor ku bëggul loolu yëpp mun nga def beurre wala nga def diw boo ci am donc mu ngi nii huile de coco bismillah daf koy jox goût bu neex daal di def suñu diw ñor aussi donc man duma def diw yii nii ñoo remplacer diw bi pour man voilà
léegi ñu daal di def suñu li nga xamante ni moom mooy suñu sel. bismillah bu ñu fàtte defoon naa ci kii bi sel mais fii amul woon ñu daal di def tuuti rek. voilà ma jël nag léegi sama persil non pas persil feuille de laurier def ci pour parfumer ko kese. daal di jël tamit tuuti citron def ci pour nga xam ni ceeb bi day neex toujours def tuuti citron bismillah. voilà jeex na li ñuy def mooy dañuy upp carrément bu commencé bax ma door a wàññi gaz bi bu ko defee ñu nettoyer tuuti après ñëwaat ci yeneen bagages yi tamit incha allah. waa sama waa kër xam naa di ngeen ne soxna si lu muy def nii fi mu ne nii li ma waxoon laa commencé woon di def donc gis ngeen kii bi nee naa ko ginaar daan di roog ginaar sax de ndawal gaa ngi nii pare na donc su ma paree dama koy daal di bàyyi nii defaguma si dara parce que après dama koy dugalaat ci four bi ndànk pour tàngal ko rek juste avant ñu koy servir bu ko defee ma daal di suy suñu ay assaisonnement si kawam donc li muy nekk mooy poivre noir mélange d'épices ak aussi tuuti sel ak tamit peut-être ma def si sumaak tuuti après ñu suy ko si daal comme ni ñuy tàmm di def yeneen kii ak waaw wax naa poivre noir. voilà dina am aussi mélange wu ail en poudre oignon en poudre ak yooyu su la neexee nga yem si xorom ak poobar kese dafay neex tamit. donc fii ngeen gis suñu beneen salade bi nga xamante ni mooy oignon bi nga xam ni kenn du ko togg moom laay utiliser nii gis ngeen ko nii. donc damay dagg concombre dagg tomate daal di siy def li ma si def moo nekk huile d'olive ak tuuti citron donc moitié bi lu ñu daggoon sànq li moom laa def noonu ci biir donc ak tuuti aussi kaani bu sew moom laa def fii donc ak sel voilà moom la ñuy def nii. bu ma paree damay dagg tomate fraîche bi daal di koy def si biir donc mu nekk salade ngeen gis fii suñu vermicelle bi ñu doon defar sànq xam naa bi ngeen ko gisee da ngeen ngay wax tooy na affaire yooyu gis nga soo koy def si kii bi comment dirais-je si micro-ondes bi noonu lay def donc dafay mel ni lu tooy mais bul paniquer bul def dara bàyyi ko foofu mu jàllaat nga ñëw defaraat ko. gis ngeen après dama commencé woon di jël tuuti ndox di ko si wis comme ça nga xam ni après su ma paree nii def si tamit tuuti diw ñor wala beurre yooyu yaa xool man diw ñor laa choisir su ma paree après bu yëpp paree ba nga xam ne léegi ñu yàq ko dama koy dugal si micro-ondes bi ndànk def ko. léegi nag li nga xam ne gisu leen ma def ko c'est parce que c'était fait ak kii ndox boobu ma yore woon mooy assaisonnement yi def naa si mélange d'épices def si ail en poudre def si aussi li nga xam ne moom mooy oignon en poudre ak tamit sel donc moom laa ko doon bombé throughout li ñuy togg yépp donc moo tax gisu leen ma def ko sinon wan naa leen yi nga xamante ne damay bomb ba pare après dooru jël sama ay épices def si biir donc mi ngi noonu ñankatang baa ngi nële ñankatang bu saf sàpp laa lay wax ni macha allah mu ngi nii ñu defar donc ngeen gis sauce bi nga xamante ni moom laay defar fii moom moo nekk suñu sauce soble ku nekk yaa xool rek ban façon ngay defar donc man sauce soble normal lay defar gis ngeen amagul couleur defagul dara bon wooreeguma ci loolu donc moom la ñuy def suñu paree ñu def suñu dernier subhanallah fàtte woon naa suñu ginaar gi tey mu neex bismillah yàlla bu mu xam alhamdulillah voilà suñu ginaar gaa ngoog macha allah nu mu naay see nii léegi mi ngi nii xoola jarul sax ëlbati dooreel na boppam ba pare kon bàyyi ko nii tuuti pour mu mun a lâcher quoi bu xawee sedd tuuti rek mu commencé lâcher ah come on mënoo woon yeggale rek yow tamit doore si biir wings bi la ñuy defar ni xaaral ma def tuuti si kaani bële donc sauce bi wanoon naa leen fi niñ koy defaree
pour ku mënul dem jëndi. Bismillah. Donc ñu def gis nga beurre bi dama diviser en deux. Ok. Gis ngeen. léegi ma dem jëli ji suñu wings yi lu leen fàtte yenn yi garlic parm lay doon yii nii bismillah ñoo nar a nekk buffalo yi voilà moom la ñuy jël mélange cashmere pepper bi laa def genre fël-fël bi bu xonk cur pour mu jox ma couleur bu rafet a rafet voilà moom nag ñu xaw a moytu dafay xaw a saf tuuti voilà macha allah xet gi rek xaaral ma bàyyi wax ji sax balaa ñu may simmi fii xam naa ni sama sister Ami Jaañ ngi taxaw ci el bi di ma xaar laa la wax ni subhanallah léegi ñu teg ni gars yi tey dañuy gaañ seen bopp fii laaj bi ci boppam laa fàtte woon li tax ñu koy wax laaj man tey foog ñu simbi ma parce que maa ngi naan am na leneen lu ma ci deful voilà gis nga macha allah bii duma ko transvaser gum tant que defuma ci kii bi persil bi ak yooyu voilà dañuy ñëw jublu ci lii donc maïzena bi laa def nii tuuti mu nekk ci kawam ma jël aussi tuuti ci farine bi rek def ci kawam bismillah nii lii pour buñ koy pané affaire yi am ci lu ñu taq lu ko mooy rek danga koy pané rek jëf ya atterrir ci suuf di la xaar mën naa dolli sax tuuti farine voilà farine wala maïzena boo ci am rek mën na def lii laaj bi ci boppam laa fàtte woon li tax ñu koy wax laaj man tey foog ñu simbi ma ñu fexe ba yépp laal ci farine gi voilà gis ngeen bismillah ñu commencé donc moom saaf bu gaaw lay nekk parce que soxlawuñu dara lu ñuy ñoral lu dul feuille de brique bi rek bismillah moo tax may defandoo affaire yi su mbaxloo nii doore rek lañ soxla mu def ko après nag ñu daal di ñëw commencé nag jublu ci suñu kii ginaar gi waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ngeen gis ni kii biñ leen defaral nii mu nekk seen idée pour añu korité wala reer wala lu la neex rek wala même pour bu dul sax korité donc mu ngi nii ñu indiloon leen tey mu nekk loo xamante ni macha allah ku nekk mën na ci gis boppam surtout nag bu fekkee ni nag da ngeen am ay goro wala même seen parents yi ngeen bëgg leen bégal lii benn option la cherul surtout bu fekkee ni ndawal yeeg affaire yooyu bu ci nekk dafa cher da ngay jënd tuuti ci fu nekk rek bu ko defee
mu mun la defaral ay variété yu bare bu la neexee ceeb bi par exemple ñankatang bi nga bàyyi ko mu nekk ñankatang bu weex kese sans safran wala nga jël kii bi vermicelle bi nga bàyyi ko mu nekk vermicelle kese sans safran comme ça nga xam ne nit ñi dinañ mën a def différence beeg yooyu mais ku ko xool di nga xam ni lenn lii saf kii la vermicelle la leneen li nekk ñankatang wala ceeb noo ko mën a tuddee su la neexee aussi nga boole si say macédoine ak affaire yooyu looloo taxoon defuma si woon macédoine yeeg xeet googu noonu parce que dama bëggoon moom mu génn mais aussi yi mu àndal nii nga xam ni boo ko décoré day rafet ba bëgg a dee ngeen gis ko nii mu mel ni comme genre like lu ma mënta wax daal donc ngeen gis variété bu nekk am nañ ko ak sauce yiñ ko booleel donc wax naa leen sànq bu ñu togg sauce moutarde bi ak aussi bi nga xamante ne kenn togg ko donc tey mu nekk lii nii idée la yéenay xool yan yëf ngeen bëgg ngeen def ko si su leen neexee ngeen am yu ngeen omettre wala am yu ngeen si yokku di leen wax ni essayé leen ko neex na rafet na présentable na te koo leen ko jox du mer daal incha allah di leen wax ni encore une fois jéggalu nañu bu baax a baax si gëj a ñëw bi namoon nañ leen loolu sax donc xol nekkuñu fi woon mais xol bi yëpp mi ngi woon ci yéen daal ñu leen di gën a wax ngeen gën ñoo ñaanal bu ko defee yëf yi gën a jàppandi parce que xaw ma fi mu nekk nii xëy na ba gars yi di am jot bu baax rek donc de temps en temps dinañ dugal dinañ fexe daal ba jéem a assidu comme ni ñu meloon avant mais bu fekkee ni am na rupture rek ngeen jéggal ñu ngeen xam ni rek temps bee ko mayewul di leen wax ni bu leen fàtte di partager vidéo yi di ko aimer di ko liker mais aussi bu amee kuy seetaan te abonné wul mu abonné comme ça à chaque fois ñu dugal leen mu mun ko notifier di leen jox dig daje ba beneen di leen wax Eid Mubarak di leen baalu àq di ko sàkku si yéen bu baax ñaan te di leen baal àq bu baax a baax di ñaan yàlla mu nangul ñu bépp jaamu bi nga xam ne rek def nañ ko ci koor gi mu fulal ñu ko nangul ñu donc mi ngi noonu ñu leen di jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah je vous adore